jërë ngeen jëf mbokk yi safo télévision Futurs Médias mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk rek ci jàngalekatu alxuraan bi nga xam ne bokk na ci li yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii te ñu jàpp ne rek da doon sàkku yenn ci ay taalibeem lu tolloog nag ñaar fukki at muy def lu ni mel ni ki tey jii am na li nga xam ne moom moo di retour bu parquet ñuy sàkku itam ñu daal di amal ab juge d'instruction ngir rek mu saytu bu baax a baax boobu dossier daañu àdd itam ci ambassadeur bu France li nga xam ne rek daal na koy wax jëmle ko ci train express régional app bi nga xam ne rek jagleeloon nañ ko wàllu woowee du ko mën a daw projet boobee nag ñenn ci ñoo xamante ni lakkal na leen lool bokk ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Tëngéej daal nañuy àddu ci boobule wàll ñeenti téeméeri licence de pêche nag nga xam ne ni ki tey ji lañ ko jébbal nappkat yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ca Ndar inspecteur régional ba nag di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi yenn ci ay waax yoo xamante nii rek war nañ faa dem ngir moyu benn jafe-jafe dañu àddu ci loo xamante ni soxal na wàllu tàggat yaram Xaadim Samb lamb bi nga xam ne rek amaloon na ko te mu jur ay coow ba tax rek yenn ci ay jàmmaarloo amoon na fa indi na ay leeral ci wàllu woowee moom moom dàq na lépp loo xamante ni rek yenn ci askan wi àdd nañ ko tey rek muy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbër yu ñu daal di xoolaat bu baax a baax seen ak nekkin ak itam li nga xam ne moom moo di seen ak taxawaay mbokk yi li moo di ponk yi nees kiis daañu yaatal. asalaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias mbokki dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi nañ leen ko junjee woon ca bopp bee noonu lañ koy doore lii bokk na ci li nga xam ne rek moom la yéene kaay yi xëyee ni ki tey ji si suba ab jàngalekatu alxuraan la ñu xam ne rek ne da doon sàkku yenn ci ay ndongo bi ñu ko dalee def ak suñu jon yàllaay tey nii nag mu mel ni ay at yu bari la ñu mën koo àpp ci rek ñaar fukki at ñenn ñoo xamante ni ñu ngi taxawal yoon fii ci réew mi ñi nga xam ne itam ne bëgg war nañ rek amal ab juge d'instruction ngir rek mu saytu woowule wàll suñu ay ndaw dem nañ ci gox bi nga xam ne rek fa la sëriñ bi dëkkoon ñu teewlu Aminata Mbaare Sow. ngir dem quartier Abbas faaw nga jaar ci yoon wu xat bilee nekk diggante Marché Wakaam ak dëkkuwaay yi boo doxee tuuti rek daal di dal ci kër gi nga xam ni nee nañu waa ji doon sàkku ay taalibeem fii la logé woon. kër gi ma wan ginnaaw nii fii la dëkk. donc man maa ngi dëkk nii ci kër gi d'en face donc forcément xam naa ko. ki ñuy tuumaal dëkk na fii lu weesu fukki at ci biir gox gile daanaka xale yëpp daawoon nañ dem ci moom ngir mu jàngal leen. donc soo ko gisee vraiment da ngay tu le prends pour quelqu'un de correct et tout ça mais comme nit dafa lëndëm doo xam. waaw nee nañ nag buy wax diine da ngay defee ne moom rek a jàngal Alxuraan nekkate lu yéem lu bon loolu la nekkee. waaw loolu daal war nañ see jóg taxaw si taxawu xale yi. bu ñu sukkandikoo ba léegi ci waajile moom nee na amoon na ay saa yoo xam ni doxalinu waa joojule teyoon na xelam. bu ma koy jëkk doon gis muy ànd ak ay xale ay góor rek di ànd ak ñoom yenn heures yi di nekk si quartier bi taxaw fii taxaw bon peut-être 23 heures même au-delà mais waxuma ay xale mais ay ñoo xamante ne am nañ 18-19 ans ñuy nekk wala 15 ans même. ñuy nekk après ma ne mais kii lan lay def fii boobu maa ngi ko doon doog a xam ma ne mais kii lan lay def ak xale yi nii ainsi de suite donc suma jabar laa si bëgg jëkk alerte mu ne ma non kii daf leen di jàngal alxuraan. waaye jàpp ne musul xalaat ni waa ji dina doxalee wala amal jëf ju ñaaw yooyu lee. ñooyu dañuy mbëbëwoo diina Dakar moo am xéwal moo tax ñu ñëw di ko mbëbëwoo yàlla dafa am caméra takay ko sa xol looy wane na nekk dëgg looy lax laa da lay weer. boo defee lu leer yàlla da lay weer ñooyu am na ñu des am na ñoo xam dañuy weeruwaat kuy def lu baax moo lay fekk foofu kuy def lu bon moo lay fekk foofu. waa jule ñu ne ab jàngalekat daara la ñu ngi ko teg loxo ubbi nañu ab enquête judiciaire ngir xam fu mbir mi di mujj fii ak boobu nag ñii nga xam ni ñoo dëkkee quartier Abbas ci biir Wakaam jaaxle ragal tamit.
mu nekkoon Wakaam ca koñ Abbas Aminata Mbara Sow waa joojee sax nag am na li nga xam ne moom moo di retour bu parquet. dañuy wax ci leneen mbokk yi mu soxal kàddu yi nga xam ne ambassadeur bu France daal dina ko yëkkati jëmle rek ci train express régional ci app bi nga xam ne rek amaloon nañ ko muy ci weeru avril ni ki tey ji nag suñu ay ndaw daal nañuy tàllal ñenn ci ñi nga xam ne rek seeni xam-xam màcc na jëm ci wàllu relation internationale mu di professeur Mamadou Aliou Diallo ak itam ki nga xam ne moom moo di maître Abdoulaye Tine nga xam ne rek xam-xamam daal di màcc ci wàllu yoon lu ci mënti am ñu teelu reportage bi nga xam ne Alassane Ba defal nañu ko. ab jalgati la jëm ci lu ñuy duppee principe non ingérence maanaam bañ a dugal sa loxo ci doxalinu réew génn gi nga xamante nag jur na coow ambassadeur bu France fii ci Sénégal def na ko. amul benn réew boo xam ne bi am ma sañ-sañu dugg ci biir politique intérieure maanaam ci biir ci koom-koomu doxalinu réew mi ci biir ak ci biti te man loolu bett na ma trop ci koo xam ne kii dafa am maa xam ambassadeur bu exprimer noonu. dégg-dégg bu ma ci am ci ndawu France bi nu mu waxee moom mooy moom dafa bëgg a désolidariser wu ne wane ni ñoom ànduñu ak lu gouvernement bi di wax lu tax parce que ñoom dañuy sóor ëllëg ñoom dañu bëgg xool saytu mbirum kaaraange parce que ëllëg ak si biir bu ci dara amoon dañuy ne état français moo ñu jaay train bi dem indi seen responsabilité comme nu muy amee ci yeneen dëkk. ab mbir bi nga xamante ni jàpp nañ du gulet professeur Mamadou Aliou Diallo gisee ni mel ñi nga xamante ni wuutu na leen daanaka doxalee woon nañu ni mel mu juróon itam coow mbirum souveraineté maanaam moomeel suñu bopp daal di tegandi ci taabal bi. dañuy gis ne France booba léegi dafay dugg ci biir maanaam doxalinu réew ci Afrique loolu dafay wane rek moom naam ci gémmiñ rek la ñu jom mayoon indépendance en réalité mu nekk ni France moom mooy quelquefois moom mooy xelal quelquefois moom mooy imposer sa volonté. maître Abdoulaye Tine samp na ci sax ab laaj am lu mu ci wax itam. lu muy poser moom mooy obligation wu discrétion wu diplomate bi. bu dee autorité yi dañu wax. même ndaam nekkul dëgg peut-être waroo dugg ci médias yi di ko xamle. ak li ci mën ci am ñu gis ne newut woon rôle am moom ambassadeur bu France jël position bi ni mel ci citation jëm ci teex surtout sax dafa waroog ci li nga xamante ni suñuy kilifa yi waxoon nanu ko muy gis-gisu ñi nga xamante ni jot nañ leen tàllal suñu micro. bu ma doon ministre des affaires étrangères dinaa ko convoqué laaj ko ba xam ne moom nan la mënee génne ay kàddu yoo xam ne dafa safaanu ak li nga xam ne li gouvernement bi ko te ci loolee la ñuy desandi ñeneen ñoo xamante ni boobu les projets nag sonal na leen lool muy ñi nga xam ne rek ñoom ñoo dëkkee ca rek tëngee ca tey addu rek ne lépp loo xamante ni rek waxoon nañ leen ko mu mel ni nag jamono yi seen ab yaakaar dafa tas ba tax Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb daje nañ ak ñoom. lii di askanu Nduxura Për mer ba futt lool nag la ñu def li ko waral nag mooy ñi nga xam ne ni nag ay borom teraanga lañ teg ay bët rek li nga xam ne lii moom mooy seeni suuf. Nduxura du penku du sowu du fa amul fenn fu mu mën a màggetee boo jëlee côté Diass ba nga ñëw ci nu mu tudd ci route nationale bi ay patron ay kilifa dañ ko daggate jox ko ñu ay baadoolo yi ñuy tumuranke di ko commencé yeen ba egg si Nduxura dañu ko daggate jox ko ay borom 4x4 yi gorob bone baadoolo yi ñu toog fii di ëtt yooyu li ko commencé sendu ba fii ba Bargny ñuy tànc dëkk bi amul fenn fu Nduxura mën a màggee population bi mu ngi toll ci 1231 personnes. 1231 personnes li ñu dëkk motul sax 1 kilomètre carré. naam de du ay jéego moom moo manqué ngir ñaax ñii di autorités yi ci jafe-jafe suuf yooyu nga xam ne nii moom la askanu Nduxura jànkonteel. président de la république taxaw na fii Diamniadio mu ne luy suufu jàmbur yi delloo leen waaye président ñu ngi lay xamal keroog bi nga ko waxee sa service compétent yi dañu doon yokk li ñu doon def Olam. am na zone industrielle Diamniadio nañ ko fa yóbbu kër gi mu gën a sori 160 mètres la te norme yi 500 mètres war na ko mais 160 mètres Olam entreprise Olam kër gi mu gën a sori 160 mètres la 25 hectares yi ñu ngi fi 5 hectares Assane Diouf yi ñu ngi fi 1 hectare benn waay bu ñuy wax Lamine Samb mu ngi fi Diop si 22 hectares lépp ci Nduxura Për lañ ko jëlee mënoo am kayit kër mënoo am kayit tool te président de la République dafa wax ne Sénégal émergent Sénégal émergent ñun béyuñu sàmmuñu fan la ñuy émerger. wow askan mer ba futu lool jànkoon teg jafe-jafe ci wàllu ndox mu neex ne fas yéene nañoo wéyal combat bi bu dee sax seen bakken dañ ko ciy bàyyi.
jërëjëf mbokk yi ñu jéggalu boobule élément du bi nga xam ne rek moom lañ leen bëggoon jébbal ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo dëkkee ca Ndandane Samb nag jamono yi dañoo mer ba futtu li waral lu ñu mel bokk na rek ci ñàkkum ndox bi nga xam ne ni ay ata ngi nag ñu koy dund li la indi ay gàllankoor yu bari bokk na ci lu soxal seen wàllu wér-gu-yaram ak i sax li nga xam ne moom moo di wàllu koom luñ ci mënti doon Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey defal nañu ci ab jàngat. ay nit ñu bëri yu dëkkee ci village yu Ndandane Samb boobu nag ñoom ñoo wàccoon bokk ci marche bi ñàkkum ndox mi nga xam ne nag moom moo fa yàgg loolu ñoom dañoo dem ba mënatuñ koo gérer. ñun li ñuy dund fi mu toll nii mënatuñ ko wax parce que dañ cee sonn parce que je crois que nit te ndox mi mu ngi indi ay dégâts fi mu toll nii parce que soo amul ndox doo mun a sangu soo doon sangu ñetti yoon benn yoon ngay sangu ci bés. ca booba itam ca yaayam di beneen village bu nekkee ci commune bu Fimela askan wa itam wàccoon nañ ca mbedd ma ngir wax ñoom itam li leen metti ci ñàkkum ndox mi. problème bi ñu am mooy ndox jigéen ñi dañuy xëy ci lëndëm bi dañuy yore ay pan di def fukki kilomètre ak ñaar te loolu risque la. ñaari at a ngi nii ci village yu bëri yu nekkee foofee ca Fimela ay charretiers ñoom ñoo leen di jaay ndox moomee nag ci teen yi lañ koy jëlee ba tax na ñoom ñu ni léeg-léeg du set moo tax nag ñu ngi leen di indil problème ci wàllu wér-gu-yaram. pour nga am benn bidon ndox bu 20 litres 200 francs lañ la koy jaayee ndox mi ñu ngi la koy jaayee lu cher te xamuloo fi muy jóge fi mu toll nii am na épidémie bu dugg ci dëkk bi boo xamante ne ay biir yu daw ci xale yi ay wëccu loolu yëpp ay problème la. gox boobee activité touristique bokk na ci li nga xam ne moom lañ fay gën di def waaye fi mu ne nii secteur boobu dafa am ay jafe-jafe ndax ñàkkum ndox mi. ñàkkum ndox mi waxatuma la dafa yokk suñu ndool mais dafay daane village bi dafay biimel village loolu nag ndox mi fi mu nekk nii mu ngi ñu bugg a sànq mu ngi ñu bugg a lor. économie fi mu laa yëpp ca wàllu tourisme la fi mu toll nii réservation yi nit ñi amoon ñi liggéey ci tourisme yëpp a arrêté ndax ku amul ndox doo jot client. ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci village yu yaayam ak yu Ndangane ñu ne sonn nañ ci digge yi nga xam ne moom la leen autorité yi di defal ñoom autorité yooyu nag boobee ba léegi indiwuñ ci benn saafara. ñeneen ñoo xamante ni nag dañoo mer ba futt mu mel ni nag jafe-jafe ndox du seen i ay soxla li nekk seen i ay soxla bokk na ci rek ay arriérés de salaire yoo xamante ni ñu ngi koy am boobaak léegi muy agent des unités techniques ak itam gestion bu mutuelle bu santé fii ci réew bu Sénégal ni ki tey ñu ngi doon amal li nga xam ne rek moom moo di seen ak ndaje maanaam assemblée générale ngir rek daal di xool ana kan la ñuy pal ca bopp ñu teewlu Mouhamadou Moustapha Dioum Ibrahima Diamé ak Fally Gueye ñoo taataan ay kàddoom. ñun duñu sax toog si bureau amaana li si bari ñi ngi si base bi di liggéey bu am solo mais liggéey boobu xool nañ ba xool ni population bi xamuñu ko sax wala gisuñu ko donc l'opinion nationale tey bëgg nañ mu xam ñun suñu importance ñu delloo ñu suñuy gëdd ñuy xamal toutes les autorités ni ñun dafa am liggéey boo xam ne ni ñoo ko yor sudul ñun données yi du dem au niveau national ba nga xam ni rapport bi dinañ mën a xam lii ak lii la couverture maladie universelle dem ñun suñuy jafe-jafe donc dañu defoon ñaari at liggéey ko bi ñaari at yooyu jeexee contrat bi jeex donc contrat bi biñ koy renouveler léegi biñ ko waree renouveler def na juróom-ñaari weer si loolu nag dafa am ay retard de salaire léegi union départementale yi sax ñoom ñooy fay parce que agence fayatul mais nag ñi ngi def ay amélioration mais malheureusement dafa am kenn si ñenn si suñuy naataango ñoo xam ne gën ngaa bari toog nañ juróom-ñaari weer yoo xam ni jotuñu payoor donc am ñoo xam ne nii ñaari weer am ñoo xam ne ñetti weer te ñun ñii ñëpp taxaw fii si loolu lañ jëm parce que tamit union départementale moo ñu recruter mais agence mooy fay te loolu day andi ay lenteur. ñu dem ca Ndar Géej mbokk yi yéen ngi fàttaliku ay bés yi ñu génn jàmmaarloo yi nga xam ne rek moom moo doxoon ci diggante nappkat yi ak way takk der yi bokk na ci li ñu doon laaj mu di rek licence de pêche yi niki tey ji jébbal nañ leen lu tolloog 400 licence de pêche nag ki nga xam ne moom moo di inspecteur régional bu pêche ba nag di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi yenn ci ay waax yoo xamante ni rek war nañ faa dem ngir moyu yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni dina faral di am ci diggante réew bu Sénégal ak yeneen yi dëkk dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Abdoul Aziz Ly Ousseynou Diop moo taataan ay kàddoom. jox leen seen licence yi nga xam ne suñu kilifa yi ñu ngi leen koy doon lijjantil boobu ba léegi te yàlla dogal ne tey la sotti donc jot nañ ndigal ci suñu kilifa pour tey ci bisu tey bi même bu ñu fi nekk ba minuit sax li nga xam ne mooy licence yi ñu traité ko ñu jox leen ko dañu liggéey samedi dañu liggéey dimanche. beneen bi ci topp mooy licence. pièce la mooy pièce su gaal gi gaal gu dugg Mauritanie da nga war a am sa licence boo yorul licence da ngay nekk pirate buñ la jàppee mën nañ la sax budget
gaal dafa war a am licence à bord kooku c'est obligatoire amul dama fàtte sama licence amul yooyu amul nit ki buy dugg Mauritanie na am licence am ci biir gaal gi balaa ngay tëmb vérifier ndax sa licence mu ngi ci biir gaal gi kooku aussi engagement la muy ñett bokk na ci bon de sortie mooy maa ngi yëglu ne maa ngi génn maa ngi dugg Mauritanie bokk na ci aussi li ñuy teree ku ko napp ñett yi muy dem muy li ñuy wax ay céphalopode mu ay yaranka ay yërëda yooyu bokkul ci protocole bi ay calamar bokku ci ay sipax bokku ci yooyu bokkul ci protocole bi. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci leneen mbokk yi mu di rek ab lancement bu académie boo xamante ni nam nañ ko amal fii ci réew bu Sénégal mu ñeel li nga xam ne rek moom moo di wàllu drone jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo jot na ngir rek ñu daal di yokk seen ab xam-xam ci wàllu wi ni ki tey jii nag ab daje ak way taskatu xibaar yi ñu ngi ko doon amal dañuy teewlu docteur Ismaïla Lawane Pape Sangone Mbaye ak Maïmouna Ndiaye ñoo taataan ay kàddoom. Cette académie de drone qui est née du constat du manque de drone bi nga xam ne judd na ci xeex bu métti boo xam ne ci ñàkkum formation ak école boo xam ne ci la ñuy former fii ci dindu Afrique wàllu ñuy piloter lii di drone boobule combat nag moo tax ñu daal di taxawal bile projet et nag am nañu chance am ay partenaires yoo xam ne mun nañoo supporter li nu mel li mu nag am ay règles yoo xam ne daal nañ koy teg am objectif boo xam ne dañuy fexe ba mun a harmoniser bu baax a baax lépp loo xam ne dawalu drone la ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp mu daal di méngoog lool bu ko defee pilote bi nag dina nekk koo xam ne xarañ la lool te war naa mën a def lu nu mel am ab certificat ba bu demee ci dëkk yëpp dina mën a méngoog ñoom ba bu amee certificat bi nag dina mën a méngoo ak yëpp règle yoo xam ne am na ci yeneen réew yi. Son certificat dans tous les pays du réseau. loolee tax na mbokk yi ñu daal di amal ab gëstu bu yaa daal di koy ñeel lépp lu soxal wàllu drone ñenn ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàll wi wax nañ ñu ana nañ koy naka lañ koy jëfandikoo nan rek la ñuy def ba suñu xam-xam gën a màcc ci wàllu woowee lu mu ci mënti doon Maïmouna Ndiaye daje woon na ak ñoom ànd ci ak Pape Sangone Mbaye. Alassane Mbengue ci atum 2018 ba léegi mi ngi jëfandikoo jumtuwaay bii di drone. moom cartographe bi nee na fi mu toll nii xalaatul def liggéeyam te wutul drone teg ko ci wetam. ñun drone ñoo ngi koy utiliser pour def cartographie urbaine maanaam capitale yeeg zone yoo xamante ne c'est habité wala cartographie rurale maanaam ci zone agricole yi truc du genre dañuy def tamit suivi mine et carrière dañuy def aussi suivi trait de côte pour érosion côtière yeeg yooyu noonu. géomaticien bi mel ni ku koy feelu ndax kat moom nee na. réewum Suisse la dem daal fay amal formation bi. boo xoolee bu njëkk li ngay def mooy am ay appareils yoo xam ni mën na la jëlal ay fan mais drone bi day dem naaw ñëw temps bi mu doon def ak bu njëkk ak drone bi léegi doonu ko defati question de 2 jours la rek liggéey bi pare loo xam ne mënoon nga ko def ci fukki fan wala fukki fan ak juróom. bu ñuy wax ci drone nag foo xel yi jàpp ne drone ñetti xeet la bu ci nekk nag ak nañ ko war a jëfandikoo. am nañ drone yi nga xamante ni. dafay décoller ak dafay yéeg di wàcc ak di daw comme hélicoptère loolu la ñuy woowee drone yi nga xamante ni dafa am ay hélices am na drone yi nga xamante ni dafa mel ni avion maanaam avion yi ngay gis ñiy naaw drone boobu noonu la mel noonu lañ ko tëggee ba nga xamante ne yooyu drone yooyu dañuy daw li ñuy daw mooy gën a bëri ndaxte du mën a jóg yenn altitude yi. ñu fàttali ne loi bi nga xam ni moo jëm ci données à caractère personnel fii ci Sénégal. am na lu mu wax ci amateur yi nga xam ni ñoom ñooy jëfandikoo drone yi léeg-léeg ñu ciy indi loraange ci askan wi mën nañu am ay daan li ko dalee juróom benn weeri kaso jàpp benn at bu ñuy tëdd wante it am na ay amande yoo xam ni mën nañ koo fay mi ngi toll ci 10 millions jàpp 10 millions ak juróom ci suñuy koppar. Maïmouna Ndiaye ñu tëj woowule xët ubbi weneen daal di koy jagleel lépp lu soxal wàllu tàggat yaram fii ci réew bu Sénégal lii lee mu mel ni gëjoon nañu ko gis waaye làmb bi nga xam ne rek Malick Samb amaloon na ko niki dibeer bi am ca foofee nga xam ne moom moo di ca arène nationale ba tax rek mu amoon yenn ci ay jàmmarloo ci diggante supporteru ñaari mbër yële nag amaloon nañ ko ba tax rek ñu daal di dàq boobule combat jafe-jafe yooyu tax na Modou Fall defal ñu ab tënk. violence amaat ci wàllu làmb
arène nationale amaloon kon làmbu démb ci diggante Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu ak yeneen i mbër ci gala goo xamante ni kii di Khadim Samb moo ko amal nekk animateur u émission Caxabal ci RTS boobule làmb mu tëgg nag ni ki démb ci arène nationale coow li dafa jibaat supporters yi xeex ba sax ñaari mbër yi ñu gaañ leen siège stade yi moom ñu toj leen làmb ji amaat jeneen coow arène nationale ñu yàq ko loolee nag di ay image yu ñaaw a ñaaw ñaari mbër yi ñoo laaleeg seen i supporters laale itam ba ay gaañu gaañu ñu nemmeeku budul woon kon waaye takk der yi mbir yi dana gën a ñaaw waaye takk der yi sax ñoo mujj ñëw séparé yooyu les supporters ak yi le mbër mii di Alioune Seye moom ñu gaañ ko gaañ gu métti làmb ji tax ñu daal di koy puus kon boobule journée mujjul am. wante lu ñu mën ci jàpp rek mooy coow loolee du yem fii CNG kuréel gi ñu dénk làmb ji moom daal dina ci addu nee na mboole mu mesure dana ko jël rek ngir kon ñi def jile ñaaw teef ñu xàmmee leen ba noppi teg leen ci yoon mbër yi sax bu dee ñoom la mën nañu dem ba ñàkk seen licence at mi lay lii nag amateur yi du ko ñaawlu ndaxte foogoon nañ ni coow dana jeex ci làmb tax biñ leen sancalee lii di arène nationale danañ kon mën koo yor ci yor gu rafet wante day làmbu démb ji wane na ni làmb ak coow ngir ñu tàqalikoo dana jafe lool. boobule lamb moo di Fall Khadim Samb di suñu naataango foofee ca RTS moom moo ko amaloon dañuy desandi ci wàllu tàggat yaram ba tey wax ci US Gorée bi nga xam ne rek mi ngi wëyal li nga xam ne rek moom moo di làbbali bi muy def ci diggante bi doxoon moom ak AS Pikine ba tax mu daal di koy daan ñaari bal ci dara compte rendu bi nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Sadibou Diarra moom moo ñu ko defal. US Gorée mi ngi wéy di tegle ndam yi ñetteel bi ci kanamu waa AS Pikine la ñaari bal ci dara di tax mu mujjee jóge ci place l'objectif c'était de créer un déclic. ndam lu njëkk li ñu am nag baaxoon na ci ñun ndaxte moo tax ñu ngi continuer di ko wéyal loolee nag lu baax la wante bu ñu naagu benn yoon am na équipe yoo xam ne ci ndorteel bi début bu baax la ñu amoon wante jamono ji ñu ngi am ay jafe-jafe US Gorée nag kon bu teggee tànkam rek dafay nar a delluwaat moom it ci ay jafe-jafe boo xoolee suñu équipe bi nag dañuy defaraat 11 titulaires jóge nañ fi looloo waral ñu renouveler effectif bi championnat bi nag jeexagul bu ñu góorgóorloo bu baax rek dinañu atteindre suñu objectif muy bañ a wàcc deuxième division. waa Pikine ñoom gagné tuñu seen attaque bi doxul noonu teg ci léegi défense bi di jël but ci match bu nekk. parce que xale yi sëpp nañ sëpp ba ci yàgg ñu bàyyi ay espace et puis. voilà ci combativité aussi gis naa ne Gorée daf ñu ci dominer trop bousculer ñu empêcher ñu def suñu jeu comme ni ñu ko daan defee bi ba am benn contre dugal ñu donc voilà tout compte fait dañ koy nangu. AS Pikine ginnaaw mënatul am ndam mu ngi des ci juróomeelu place classement bi fekk US Gorée bii di wéy di jëm ci kaw yéeg na ci fukkeeli place bi. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm njël na la mbokk yi yéen itam naka noonu rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam dañ leen di bàyyi ngeen wéy ak programme télévision Futur Média laata loolu Aram Touré ci soir d'info. jërëjëf Cheikh Diop ñu dellusiwaat suñu gan.